juróom-ñetti waxtu di 8h jot ci télévision Futur Média xibaaru suba gi ci wolof jotaay bu njëkk bi dañ ci ànd ak Fatima Ba ñu nuyooti la. ma fayati leen Pape Cheikh nuyu téléspectateurs yi xibaar yi dañ koy door rek faatu premier conseiller ca consulat bu Sénégal ba nekk ca Bordeaux moom nag doon wuyoo ci turu Abdourahmane Baro dañ ko fekk ci néegam mu faatu bu ñu sukkandikoo ci ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ba tey nag xamuñu ana lan moo waral faatum googu tax na ba ñu ubbi ci ab l'enquête waaye itam amal ab autopsie moom Abdourahmane Baro yoroon lu toll si juróom fukki at ak juróom-ñett ñu wax ci mécanicien yu nekk ci ancienne piste ñoom nag dañu jot ab ultimatum ngir rek ñu jógee ca bërëb ba laata fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru décembre ñoom mécanicien yooyu nag lànk ne duñu fa jóge bu jaree sax ñu jënd bërëb ba dinañ ko def waaye xel xalaatul benn yoon nañu fay dem ndax bu ñu fa jógee duñu amati feneen fu ñuy daane seen doole dañ ci ànd ak Pape Fara ñi ngi ci caméra bi Martia. garage ëpp na 200 garages derrière garage bu nekk yaa au moins 10 personnes. borom garage yi nag lu yem ak benn ayu bés dinañ leen génne ci mbedd mi mécanicien yooyu nag dañ leen jox app ngir ñu jóge foofu ca ancienne piste ba ñu ngi ñaawlu lu ñu mel jàpp ne jaay doole la. convocation gendarmerie ñu dem wuy ji ñu ne ñu dañ leen jox ordre pour ñu génne ñu ci terrain bi nga xam ne fii la ñuy liggéeyee ordre bi nag jógee ci tribunal terrain bi. boo ko gisee du garage mbedd terrain bu ñu clôturé la kan moo taxoon ñu def clôture bi ay artisan yi nga xam dañuy yëngu ci wàllu automobile yëkkati ko jox ñu ko jëlee ñu ci béréb indi ñu fii. ñoom sax taxaw nañu temm ngir jëndaat garage boobu daal di koy soppi mu méngoog jamono. day jaay te li muy jaay moom ko état moo ko mayoon ñoom ñu nekk fi di spéculer te ñi nga xam ne ay père de famille kenn gënu leen cee yee ñun ñu ngi fi on est preneur état bi nañ ko jëndal xool nañ naka la ñu koy joxe. bu ñu ko état joxu mënu la jënd ñun am nañu ay bailleurs yoo xam ne sont derrière nous nous sommes bien organisés am un projet bien défini. li ñuy ragal moo ñu dem màggal Touba ñu jaar seen ginnaaw dajji garage yooyu waaye nag ñu ngi koy xoqatal. ñoo ngi wax autorités yi nag ne leen nañ jël seen responsabilité ci kaw ñii nga xamante ni ñoo ngi dem màggal di jël Serigne Sidi Moukhtar di ko jël premier magistrat pour mu wax ci lii atta nañoo dem defi dépendance gratuite ñi ngeen gis ni ay mindeef lañ yoo xamante ne dañuy dem di defi dépendance gratuite ku paan dañ lay dimbali dépanner la ci fisabilillah kon ñoo ngi jël population Sénégal di leen xamal ne tàmm nañ ni ñun bu ñu demee ci bu ñu bëggee def dara dañuy bàyyi ba màggal Tuubaa ñëw ba ñu dem dépendance gratuite ñu ñëw suñu ginnaaw yàqal ñu kàmbaga noonu lañ ko defoon. mécanicien di rafetlu ñenn ci njiit yi nga xam ne dugal nañ seen loxo ngir ñu am waxtaan juboo seen biir waaye teewut tamit ñoom ñu ngay xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy daj yooyu garage ndax pare nañ ngir lépp. Pape Fara ñi ngi ñu wax ci lu aju ci njàng meek njàngale mi ak coppite yi ñu indi ci anam yi ñu doon amalee concours des élèves maîtres loolee ginnaaw fraude bi fi amoon ba lu jege juróom-ñaari téeméeri élèves maîtres ñu annulé seen admission ki jël dogal yi ni mel nag di jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi di Serigne Mbaye Thiam ne léegi kay inscription yi waaye itam concours bi ak épreuve bi ba ci correction yi sax lépp dañ cee indi ay coppite dañ ci ànd ak Bintulum Ndiaye Modou Diop. ginnaaw bi ñu neenalee admission wu lu ëpp juróom-ñaari téeméeri élèves maîtres ministre de l'éducation nationale feggoo si ak directeur CFPE yi taxaw saytuwaat système bi ñuy recruter élèves maîtres yi ci session wu 2014 bi. avant dañuy wax ne lu mel ni test la maanaam examen bu woyof rek lañ leen daan defal léegi concours la léegi ci ñetti phase la ñuy saytu seen xam-xam natt ko. li ñuy wax présélection benn dictée bu ñu leen di jox wala ci arabe voyellation maanaam mooy ñu defal leen texte arabe boo xam ne bi amul maas ñoom ñu maas ko. ñaareel bi mooy admissibilité su boobaa danañ def benn épreuve dissertation def tamit épreuve bu ñuy wax dañuy saytu xam-xam bi ñu war a am pour jàngale. ay coppite yu am solo ñu amal ko ci épreuve yiy jàllale yooyu la élèves maîtres. ci ni ñuy corriger copie tamit dafa am lu ci changé léegi dañoo def benn commission de correction et copie notes yeeg yëpp dañ koy yóbbu ci direction examen concours li ñuy wax sous-scellé maanaam ci anam boo xam ne bii sutur la lay doon kumpale doon pour ñuy yore enveloppe bi. ngir fàggandiku ci yeneeni fraude ñiy yore wàllum njàngale mi créer ab site internet lëkkale ko ak office du bac. bii yoon nag dañ ko def ci ay xarala yu bees li ñuy wax internet candidat bu bëgg a bindu da ngay dem bindu ci site bu ñuy wax Mirador soo bindoo foofu ba pare nag après léegi aussi nga dem déposer ce dossier papier au niveau des inspections comme ça
ñaar yëpp dana méngoo danañu xam ne kenn binduñu ko lu jiitu loolu. dispositif organisation recrutement bi ministre de l'éducation ne li ñu ci jublu mooy leeral ak yamale ngir ñu mën a am ay enseignants yu xarañ ci suñu réew mi. ci retard bi ñu nemmeeku ngir rek mise en place su caisse d'avance bi loolee nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo àdduna ci moom nag daal dina dalal xel yi ne lépp yemb na ngir rek màggal gi jaari yoon moom Abdoulaye Daouda Diallo yile kàddu nag mu ngi ko yëkkati ci réunion d'évaluation bu grand màggal de Touba ay kàddoom dañ koy teewlu ci micro Mohamed Jojo. fu mu nekk nii daal mel na kër yëpp dal nañ ñoom nag ñoom di si sant moom mais di njëkk sant bi su may collègue surtout ministre yi di wàllum hydrologie wax ngeen ko si wàllum infrastructure si wàllum assainissement environnement énergie maanaam di félicité ñëpp daal comme ni nga ko waxee léegi di sant yàlla bu baax a baax di leen encouragé tamit di wax leen wax ne que des na quand même une semaine nañu maintenir cap bi xam naa ne loolu amuñu si benn jafe-jafe incha allah su si yeggee ñu mën a def màggal si jàmm ak salaam di yàqale rek si maanaam su wàllum jàngoro boobu mais surtout di si woo di si ñaan aussi suñu mbokk journaliste yi ñu gën si mun jàppale si loolu tabarakalla léegi mel na ne autorité religieux yëpp jàpp nañu ko muy maanaam jàngoro boobu muy Ebola. ba ñëpp daal xam ne que affaire bu doy waaru la ñu gën ci fagaru. ci wàccaayu màggal Touba gi la ñuy des ndax groupe Futurs Médias itam desu ci ginnaaw démb ab délégation bu takku dem na foofule ca dëkk bu sell ba ki ko jiite di Mamadou Ibra Kane ñoom nag jëmbali bëgg rek dugal seen loxo ci màggal gi indi itam seen i ndimbal ci événement bu mag boobule kenn ci ñoom Birane Ndour yëkkati ay kàddu dañ koy teewlu ci micro Mohamed Jojo. Groupe Futurs Médias à travers RFM. démarré na programme am jagleel ko màggal bi depuis premier safar fii ci RFM Mbacké nga xam ne ay émission spéciale la ñuy def boo jëlee télé bi aussi lépp loo xamante ni jaar-jaaru Serigne Touba la ci diisoo comité d'organisation màggal bi loolu aussi ñu ngi ci côté télé bi bu ngeen ko seetloo depuis ay fan télé bi am na ay émission spéciale yoo xamante ni ñu ngi ko jagleel taarixa murid jagleel ko Serigne Touba jaar-jaaru Serigne Touba ak loo xamante ni indil na ko Sénégal ak diine l'islam ci ay xéwal ci ay yokkute boo jëlee journal bi loolu mu nekk surtout tey ren loolu moo gën a marqué sax ci loo xamante ni ñu ngi ko doon def parce que dañu ne dootuñu doylu rek ci dégg na mais dañuy sol suñu dàll dem fi nga xamante ni même bu fekkente ni bitim réew la mu nekk loo xamante ni Serigne Touba jaar na fa ñu dem gisal ko suñu bopp loolu lañ def envoyé Pape Sambare Ndour nekk ci journal L'Observateur dem Gabon. direction des transports moom di amañ jamono yi ab campagne de sensibilisation ngir rek accident bana am ci yoon yi ñu ngi sàkku ci chauffeurs yi ñu farataal di takk seen i ceinture de sécurité ngir seen i kaaraange ak kaaraange ñi nga xamante ne ñoom la ñuy yëpp waaye itam di daw ndànk ci tali yi ba keroog ñuy yegg foofule ca Touba démb ñu nga woon ca gare des Beaux Maraîchers bu Pikine Aïssatou Paye Fall. màggalu Touba di jub si daw ci waxtu wi accident yi xawoon nañu bëri. ren nag li ñu jublu ci campagne de sensibilisation bi mooy wàññi accident yi bu baax ci màggal gi directeur du transport routier bi di ñaar chauffeur si ngir ñu am comportement bu responsable. loolu mooy ñu xam ne li ëpp ci accident lu mu bari nit ñi ñoo koy andi xayma bi mooy téeméer boo jël ci accident juróom-ñeent fukk ak ñaari nit ki moo koy andi lu tax ñu wax ko ñett mooy andi accident nit ki oto bi tali bi waaye nit ki mooy jël oto bi dawal ko. nit ki mooy xool tali bi naka la mel mu xam nu muy doxale ci tali bi bu fekkee ne ko loolu ñu ngi koy doxale rek bu soobee yàlla nañ fexe ba accident yi nañu wàññeeku ne ñii loru ci tali bi aussi na wàññeeku ku ci programme boo xamante ni dañ ciy liggéey man ceinture de sécurité du chauffeur yi nga xam ne ay conducteur professionnel rek lañu li ëpp ci conducteurs yi fii Sénégal duñu ay professionnel ay particulier na man ci laa bokk dañoo war ñun à chaque fois bu ñu dawal ñu yore suñu ceinture de sécurité di moytu téléphone au volant mais aussi di am comportement bu responsable mooy lan
suñu fekkee ne que dañoo sonn ñu gaare taxaw noppalu soog di dem jëm Touba. Touba sori na soriwul mais bu ñu defee ndànk ram ndànk incha allah dañ fay yegg sans difficulté dañ koy tere mu daw ci dëkk ak dëkk loolu loi daf koy tere règlement daf koy tere rawatina nag sëñ bi joxe na ci ay ndigal dañoo bëgg xale yi nga xam ne ñu yor Jakarta ñu téye seen Jakarta soxloo ñu ko Touba. Gora Khouma bu CNTS FC moom mi ngi xamal ne lii loo xam ne dañ ko wëyal même bu màggal gi passé. gi warul lu nekk rek benn bis boo xam ne bii ci la ñuy sensibiliser nit ñi mais sensibilisation daa war a nekk une sensibilisation permanente loolu aussi ñu ngi ci mais tey dañ doon mandarga rek pour que ñu médiatiser ko mu dem mais mosuñoo ñàkk bañ di toog ci gaaru ceer yi ci arrêt yi di sensibiliser nit ñi damay wax ne nag code de la route mooy li nga xamante moo ñuy jëriñ ñun ñëpp bu ñu ko respecté wul jëyee mën naa mais bu ñu ko respecté jëyee mën naa wàññeeku bu baax moo tax ñuy fàttali suñu bopp di fàtte acteurs yi pour que ñu def ndànk ngir sëñ Tuubaa mi nga xamante moo oote yërmande ñëw ndimbali ñëw ba résultat bi ñu amoon daaw ñu am bu ko gën fuuf ndax gars yi jàmbaar lañu voilà. El Hadj Seck Ndiaye nag di indi xalaatam ci mbirum paas yi nga xam ne dañ koy yokk bu màggal gi jubsee. Pendant les périodes de grande affluence comme la période du Magal effectivement il y a des chauffeurs qui ont tendance à augmenter le tarif. Il faut savoir que l'augmentation peut être du fait du chauffeur mais aussi ça fait quelquefois ça vient des clients. C'est la loi de l'offre et de la demande hein. Il suffit qu'il y ait peu de véhicules par rapport à la demande qui est importante pour que les clients amènent les chauffeurs à la spéculation, eux-mêmes qui leur disent écoutez, je suis prêt à payer tant parce que le Magal en vaut la peine et allez-y, amenez-nous. Donc, il y a des hausses de prix qui se font. Mais aussi, il faut savoir que les véhicules qui vont à Touba, ils reviennent à vide. Donc le chauffeur a tendance à facturer l'aller et le retour sur le client qui va à l'aller. C'est la raison pour laquelle on observe vraiment des hausses de prix pendant cette période-là. bu ñu jógee Dakar nag ñu nar a dem Touba Kébémer ak yeneen i diwaan ngir wéyal seeni campagne mu nar a am nag beneen campagne boo xam ne ñi ngi ko nar a dëgmal bu màggal gi weesoo. Aïssatou Paye Fall ginnaaw coow bi am ci mbirum ArcelorMittal waaye itam Petrotim taxoon na ba ñenn ci député yi fare ci kujje gi doon sakku ñu taxawal ab commission d'enquête parlementaire nag bu ñu ko taxawalee day fekk ab urgence am seetlu gi nag moo di ne ci fukk ak ñaareelu législature bi am demande yi bëri nañu lool ca assemblée nationale dañ ci ànd ak reportage Ibrahima Kane. may gët gi ñeel doxalinu gouvernement bi bokk na ci sañ-sañ yi ñu dénk ndawal réew mi ca pénc ma lu ni mel nag ngir ñu def ko am na ay yoon yu ñu mën a jaar yu ci mel ne tijji ab commission d'enquête parlementaire. commission d'enquête mooy bu ñu amee soxla rek soxla bu jàmp soxla boo xam ne député yi yaakaar nañ ne am na ci nguur gi te gouvernement bi war nañ leen woo pour que ñu mun ñu ju leeral loolu boobaa dañuy woote ay commission d'enquête pour mun a xam daal ndax ñun député yi ñun ñooy décider ci loolu xool de vraiment yaakaar nañu ne war nañu toog war a lijjanti li ni mel. non seulement assemblée bi dina ci am li nga xamante ne moom la war a def mais aussi askan wi dinañu mën a jàkkaarloo ñu mel ne ñun kat mbir mi ba mu amee commission bi ba mu réunir lii ak lii ak lii la ci xalaat lii ak lii ak lii la ci def daal di leen di wax ne lii moo ci xew. commission d'enquête parlementaire googu nag laataa ñu koy tijji dafa am ay yoon yoo xam ne ca la ñu war a jaar assemblée nationale bii fi nekk nag yu ci bëri ñu ngi ca table ya di xaar. ci assemblée nationale am na ay commission d'enquête parlementaire yoo xam ne déposé nañ ko ñu koy laaj ca bureau ba nag bu ci paree parce que procédure la waruñu wax ne mënuñu wax ne benn fan la ñaari fan wala ñett parce que enfermé wuñ ko ci ay délai mais bureau bi mi ngi ci liggéey te bu ñu ci yeggee député yi dinañu tàmbali seen liggéey pour wax askan wi ne lii ak lii ak lii la ñu liggéey ci commission d'enquête parlementaire yooyu. ñaari at ak genn wàll yi nga xam ne tàmbali nañ ko ba ak léegi moom déglooguñu kenn ci lu ma xam wax dëgg yàlla liggéey bi moom googu wet des na ci. càmbar googu la cay tukkee dinañ ko jébbal njiitu réew mi amaana mu teeri ci loxo yoon. Ibrahima Kane ñu koy jaajëfal Pape Cheikh fii la ñuy yem ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi fii la télé di yegg si. Qu'on m'amène le coq. Qu'on m'amène le coq. Fajar ki kat heure coq la ah le coq a chanté merci Fatima ñu ngi lay gërëm bu baax 8h.